Diop ko ne Cheikh Oumar Diagne xëy na suñu waxee seen ay wax dañ koy jël daggati ko yóbbu mais est-ce que nekkul ne ñoom aussi Lamine c'est vrai dañ li l'opinion kenn waratu si jàpp nit mais est-ce que jotul aussi ñuy modérer langage yi ci plateau yi. waaw loolu dañ koy tàmbalee sax si ñoom. man su ma doon kii parce que nee nañ bay sa weewu tànk si say weewu tànk. man su ma doon jox conseil bi may njëkk ñoom laa koy njëkk jox. c'est-à-dire ñu canaliser seen boy yi nekk si réseaux sociaux yi. le parti au pouvoir ñoom déjà ñoom ñoo war a njëkk a xool seen biir ñoom. ñoom ku ci ko wax rek loxo jëm gémmiñ te ci tibbali ko fa yóbbu mais si on prend le cas de Bara Ndiaye mais moom lan la waxul président de la République. fan lay woote woo parti Pastef alors que lan lay waxul président de la République ki nga xam ne nii yoonam nekkul ci kii un vrai patriote koo xam ne dafay bëgg président fonk ko. di ko ñaanal saa su nekk pour mu réussir yow mi nga xam ne yaa bokk ak moom parti bi ko fal nga ñëw di ko wax mel ni musiba naaru laay. est-ce que tu comprends est-ce que am na kenn ci ñoom en commençant par leur président de parti bu ñëw taxaw ne hey Bara Ndiaye publiquement ci live bi mujjee def bëggatuma la nga dégg nga wax li président de la République. au contraire bi muy def live sax dafa ne on me dit un ministre super fort man sentiruma loolu itteeluma kër di banaliser loo xam ne ni président de la République moo la ko attribué publiquement. yow nga waroon jël posture boobu doxal ko xooli askan bi soxla nga nekk ci. mais nga taxaw di sànni loolu mel ni comme bëggatuma ko def ay caprice yoo xam ne nii si magum jëmm toll ne moom très franchement moom ci boppam moo war a njëkk a xool au sein de son parti ce qui ne va pas. mu régler ko pour une bonne fois. parce que kuy digle càngaay day fekk nga sangu. te ñoom seen bopp li ñuy jàppee nit ñi nii si ñoom la ëppee dafa fekk kay ñoom ñoo yore nguur gi rek doole gi féete si ñoom. mais nag suñu fàttalikoo nag ku ñuy wax président Abdou Diouf jaaroon na fi. président Abdoulaye Wade jaaroon na fi président Macky Sall barki Demba Ndiaye la fi jóge bu ñu fàttalikoo loolu rek dinañ def très attention par rapport au pouvoir bi ñu am ni te jeunesse bu amoon yaakaar la mais jeunesse buy décevoir nit ñi la. très franchement je le dis en tant que jeune. et gàcce la si ñun bu ñu yaakaaroon lañ ko boom bu ñu ñëwee dafay am benn changement bu ñuy indi wan mag ñi ne que xale mën na. mais nag xale day ànd ak mais ndax mënul révolter population bi ñu bàyyi fal du jeune parce que xëy na buñ comme li nga wax bu ñu gisee nit ñi ci benn côté am nañu daanaka amuñu capacité doxal réew mi ndax ab jeune dina amati chance à jiite réew mi tout ça. waaw xam nga Serigne Babacar Sy dana wax naan xale bu muus dëgg day am xaritu mag. xale bu muus dëgg day am xaritu mag. mu ne waa tamit xale du mag âge am na xale yoo xam ne ni da nga leen di gis si âge xale lañu mais xale ak si ñooñu moom am naa yaakaar bu baax a baax te que bés bu ñu téye réew mi dinañ ko doxal parce que pour diriger un pays il faut savoir connaître deux choses son histoire et sa géographie te Sénégal dafa am taarix dafa am fondement Sénégal commencé wul en 1960 ku ko xamul dëgg mooy raisonner noonu moo tax lu ñu yëkkati rek mu daanu génération bi ñëw nii nag ñu ne tuddee leen les révolutionnaires xawma lu n'importe quoi. gardien de la révolution. ba kenn ki di revendiquer ne moom mooy le gardien de la révolution. ah bon jàppoo ne moom mooy le gardien de la révolution. non révolution du loolu. non. révolution amul c'est-à-dire ñoom dañuy jël sensu mot. def ko ci ndox xóoyal ko ba mu xormet ñu bëgg ci mosal ku nekk. xam nga duñ la jox du concentré duñ la jox loo xam ne nii da nga koy sentir na xam ne y a une vraie révolution. xam nga tey révolution dëgg suñ jëlee Thierno Alassane Bal ak Cheikh Omar Foutiyou Tall suñ jëlee maam Seydi Hadji Malick Sy jël maam Borom Touba ñu ñëw les vrais révolutionnaires ay maam Limamou Laye yu nga xam ne dañ fi fekkoon loo xam ne nii tey bu si seen njaboot yi gimmee mu jur leen musiba ñu teg stratégie teg xel teg xam-xam bu wóor buñ jëlee ci diine bu yàlla gërëm yonent bi gërëm ko boo xam ne ni tey bu yonent bi dekki woon seen kanam du rus ñu jël ko sexal ko xale yi nampatal leen ci ba xale yi doon ay xale yoo xam ne nii bu ëllëgee danañ mën a doxal seen àdduna en toute quiétude mais bu fekkee ne ay révolution da ngay woote gardien de la révolution boo xam ne da ngay jël xale yi di leen xam ba ñuy taal réew bi man personnellement man mënuma la tuddee noonu tuddee ko sa bopp nag yaa xam mais man personnellement dama nekk xale buy xalaat te damay xóotal sama xalaat te dama nekk xale boo xam ne dama tënni si sama éducation de base si sama fondement wu réew sama taarix wu réew dama ci tenir dama fonk samay mag te
ni ñu wax naan ku wàcc sa ànd boo dem fekk fa borom. am na yenn slogan yoo xam ne dañ koy utiliser ñu Sénégal waruñu du suñu yëf xamuñu ko mënuñu ko doxal te monde bi nekkuñu ci monde guérilla ay ngandalu ay jaay doole. très franchement nekkuñu ci monde boobu monde bi ñu nekk monde stratégique la boo xam ne da ngay indi sa xel bu gën a sell dem tibb beneen xel fële boole ko ci sa bos pour mën a doxal sa réew. ñun foofu lañ toll mais affaire de Ma Sankara ak ay Patrice Lumumba ak ay kenn xamul ñun ñoo mag ñooñu ci xel. nous sommes au 21e siècle am na yenn capacité de am na yenn réflexion yoo xam ne waratuñ koo am. c'est un peu arriéré dañu war a xool naka la ñuy fexee ba nit ñi lekk ba suur naan ba màndi. doxi seen soxla faj seeni aajo nekk à l'aise am sécurité loolu mooy état. état soxlaatuñu état wu tey damay def guerre damay def loolu soxlaatuñu loolu. est-ce que guerre sax moom danañ ci dem. non du solution bi ni ñuy defee daal du solution bi. en tout cas mu ngi noonu mais aussi dama bëgg ñu ñëw ci leneen mu di autosaisine nu procureur finalement ndax léegi safatina dara ci réew mi. parce que lu ñorul le procureur autosaisir te lu autosaisir tant que. déggul procureur de la République bi wax ci ndax moom it jotul ma xoolaat. xam nga sànq maa ngi lay wax ne que ne état warut a déglu mbedd. te fu mu nekk nii da ngay sentir ci convocation yi da ngay sentir ne mbedd bi dañuy déglu. et ce qui est trop dangereux mooy loolu. da ngay dem ba yow da ngay perdre sa crédibilité. effectivement parce que mënoo nekk autorité ñu tuddee la yow yaay procureur de la République. soo àddoo rek dafa war a nekk luy impacter positivement. mais bu fekkee ne say addu dafa dem ba soof nit ñi da ngay dem ba yow boo waxatee sax dañ naan waxati na. wala procureur dootuñu la faale au fait. borom kër dafa mel ni borom kër ci biir kër. bu fekkee ne yow bu bool bu yëngatu rek nga yuuxu bool bu yëngatu nga yuuxu bu nit ñi miinee say yuuxu rek après say yuuxu dootu leen saf dara. il faut éviter ces bavures là yoo xam ne ces détails plutôt da nga koy kilifa dafay jéggale dafay jëlale du leen la caw rek nga ne ko gel doo nekk sang mukk. donc te loolu mi ngi bëgg a daal suñu nguur gi procureur aussi bu deful attention dina dugg ci gaam boobu procureur warut a déglu mbedd procureur day déglu xool gi indi lu concret ci lay basé wu pour jàpp nit parce que jàpp nit ni ñu koy foowee nii rek mais lu dangereux la. ah bon waaw jàpp nit lu dangereux la parce que. xam nga nii aussi ndax mënu leen yàqal. non c'est-à-dire lu bëri la leen yàqal. c'est-à-dire dañu nekk ay xale yoo xam ne dañuy soxla nit ñi embrasser seen politique dañu nekk ay xale yoo xam ne dañuy soxla nit ñi. jàppale leen ci seen politique pour ñu réussir mais bu fekkee ne que ne dañuy nekk ñoo xam ne xamuñu fu ñuy taxaw. kooku neexul te jàppale te nguur gi da ngay sentir ne xamuñu fu ñuy taxaw bu premier ministre waxee jëm fii président de la république wax jëm fële procureur moom tranché jëm na le mbedd bi tamit am kàddoom ci ku ci nekk bëgg a wax c'est-à-dire tout est brouillé. yow boo amee yéene jàppale leen par rapport ak seen politique bi ñuy def pour ñu réussir par patriotisme yow doo am fooy taxaw. yow doo xam fooy taxaw pour jàppale leen. et ce qui est dangereux c'est ça aussi. ce qui fait que patronat bi soo gisee ñu bëri se sont tus noppi nañ jàpp seen ñàmbur. kilifa diine yi ñëpp nekk nañ seen ruq jàpp seen ñàmbur. ñi nga xam ne am nañ xam-xamu politique mën a doxal réew ñoom ñëpp ñu ngi seen ruq jàpp seen ñàmbur lan moo ko waral. parce que dafa am yoo xam ne xajuñu ci gor rek la mën a doon. nee naa leen mën ngaa ñàkk a tànn fi ngay juddoo. mais ngir waaye na nga am fullay ak fayda ànd ak ki ngay àndal ci àdduna xam ki ngay ànd ak parce que àdduna du pour fo te ñi baax ñi ñooy ànd yomal xiyam ñu bon ñi ñooy ànd loolu alxuraan moo ko wax nous sommes des croyants donc nag bu noo toll si sa âge fu muy toll ngay gis àdduna ni muy doxee yóbbu ko nekk nga gis fi lu nekk ba pare di ànd ak ñu ay caaxaan tollootuñ foofu xaalis neex na dëgg la ñu fekkee ne xaalis lañ lay jox pour nga waxal waa ji lu ko neex wala nga defal lu ko neex bés dina ñëw xaalis bi dootoo ko gis. parce que wërsëg dafay jeex. te nit si suuf lay mujjee te nee na encore une fois suuf lekk na ku ne. ba gis nañ fi ñu leen dàqoon solo suuf lekk na la ñu leen dàq ëppoon xam-xam politique suuf lekk na la. nit da ngay muus di xalaat te koy xóotal. affaire de defante yii yorul réew. surtout xëy na mën na ñàkk aussi ci réew mu mel ni Sénégal nga xam ne actuellement xëy na wàllum defalante ak it demalante moom lañ fi gën a nemmeeku mais aussi ba tey ñu taxaw ci la justice dañoo nemmeeku ne képp ku ñu jàpp
bu nekkee soit chroniqueur nga wala opposant quelque temps après dañuy ñëw andiwaat yeneen chef d'accusation sa kaw ndax jotul aussi comme parler le cas de Abdou Nguer mi nga xam ne ni plainte fekk si waat na ko ndax jotul aussi tey la justice xëy na ñu gën a sérieux ci li nga xam ne la ñu gën a sérieuse ci li nga xam ne nii moom la ñuy liggéey à chaque fois dañ lay woo si lii mais finalité bi mooy ajouter yeneen chef d'accusation yoo xam ne pour corser le dossier lay doon. xam nga tout nous laisse à croire que ni fii actuellement ni règlement de compte la gars yi nekk. parce que règlement de compte boobu gars yi doon bañ. ci loolu lañ nekk sur tous les plans nag képp ku ñu jàpp xawla la si on prend le cas de Ndeye Saly Dieng Diop. ministre boobu. mais l'honorable député Tafsir Thioye. daf lay taxaw si assemblée bi ne ce que vous faites c'est pas sérieux. bien sûr mënuñu ko impliquer pour lii ngeen jàpp ay yeneen charge di ko tegaat ci koom alors que enquête bi waxul loolu. il faut arrêter. politique bi du nee naa la politique du xol. xol soo ko joxee sa soxna bi nga gën a bëgg wala sa doom mën na la rey. xol yàlla rek moo ci xaj. mais bu fekkee da nga jël politique bi waa ji par exemple am nga benn haine ci moom boo xam ne nii mënoo ko xamoon foo koy mesurer ñu dugal ko ci lii rek nga profité. mais c'est grave. surtout loolu nga wax muy profito bi. naa dem comme aussi le cas Soya Diagne nga xam ne xëy na libéré woon nañ ko mais lu tax procureur defaat appel lu tax procureur retenir ko.